salaamualeykum sunu mbokku jullit yi asalaamualeykum sunu mbokku taalibe yi asalaamualeykum yéen ñi ngeen xamante ne rek dimanche bu jot ci waxtu bi yéen ñuy déglu ci seen chronique bi ñu leen di defal ci ndimbalu rajo bi nga xamante ne mooy sunu kër FM nekk fi nga xamante ne mooy Californie aux États-Unis d'Amérique di leen jéggalu nag ndax ñaari dimanche yépp defuñu li nga xamante ne moom mooy chronique bi waaye di ngeen xam ne li tax defuñu ko rek mooy xam ngeen ni wàccaayu 18 safar bi. waaw dimanche bële moo doon 18 safar bi ñoo ngi woon ci mbirum yëngatu yeeg yooyu bi ci topp nag ñu doon jéem a xool nu ñuy gën a organiser chronique bi mu gën a jaar ci yoon waaye yéen ñëpp ñoo ngi ñaan li sëriñ bi wax lépp ci li nga xamante ni mooy 18 safar bi yàlla na wàcc ci yéen ñi demoon yéen ñi demul woon te am yéene dem yéen ñi ngeen xamante ni dem ngeen berndeel nit ñi yéen ñi ngeen xamante ni dem ngeen jàng alxuraan yéen ñi ngeen xamante ni dem ngeen jàng xasaayid yéen ñi ngeen xamante ni da ngeen a dem boole yooyu yëpp xeewal yi Serigne Touba wax ci li nga xamante ni mooy bisam bi yàlla na wàcc ci yéen ñëpp donc di leen wax nekk ñëpp bëgg nañu dinañ ci indi benn xisa boo xamante ni ñi ngi wax ne Serigne Saliou moo ko defoon ak benn ndongo. ndaxte màggal nañu ba ci suba ga sëñ Saliou dajalee ndongoom yooyu ndeysaan tout tànk yi daan nekk ci këram laaj leen ni leen ndax màggalu ren gi neex na am benn ndongo boo xamante ni dañu sëriñ bi màggal gi ren neexul loolu nag yóbbu na sëñ Saliou ci àll boo xamante ni àll bu rëy la ni ko lu tax màggal gi neexul mu ni ko danga maa waroon a xottil mbubu te xotti la ma mbubu waaw loolu nag yóbbu woon na sëñ Saliou ci benn àll bu rëy mu daal di woo benn bëkk néeg ni ko demal leen ci marché bi ngeen wutal ko ñaari wëlisu yére ñu wutal ko ñaari wëlisu yére indi ko xale bi di natt yére yi benn par benn ci kanamu sëñ Saliou ba mu jeex sëñ Saliou ni ko mbaa màggal gi neex na mu ne ko Mbàkke Bàlla màggal gi neex na sëñ Saliou tuur ay rangooñ donc ñuy seede ni Seex Muntaxa Mbàkke mi ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te wér ñoo ngi koy wax Mbàkke Bàlla màggal gi neex na ñëpp nee nañu màggal gi neex na waaw jaarale nga ko fi nga xamante ni fi la ko sa maam ja jaarale woon jaarale nga ko fi nga xamante ne fi la ko sa bàyyi jaarale woon yëkkati nga ko ba ci kaw laalul suuf jërëjëf Mbàkke yàlla na nga fi yàgg lool sax ndax yow yaay mbégte l'islam dinañu ñëwaat nag incha allah ci li nga xamante ne aussi mooy taarixu màggal gi ak li nga xamante ne aussi mooy discours yi rëy yi nga xamante ne ci kaddu ki nga xamante ne mooy sëñ Bass Abdou Khadre Seex Muntaxa Mbàkke jox na ko mbokku taalibe yi ak mbokku jullit yi di leen wax ne nag xam ngeen nag dañuy continuer rek ci li nga xamante ni moom la ñu nekkoon muy xam ngeen ni bi ñu jógee ci procès du 5 septembre 1895 ñi ngi woon Ndar dañ ni nag Ndar nag bi ñu fa jógee noonu bala ñuy ñëw Ndakaaru parce que sëñ bi les 17 18 et 19 septembre 1895 mi ngi woon Ndar mi ngi woon sax Dakar mi ngi woon Dakar ba bateau bi mi ngi fi jógee le 21 septembre dinañu ñëw expliquer lu tax mu jóge fi le 21 septembre donc loolu yëpp incha allah dinañ fi ñëw waaye Ndar nag dañ fi mënul jàlle noonu ndax Ndar day dëkk boo xamante ni suñ ko mënoon dañu leen di indil taarixu mag ñu baax ñëpp ñi nga xamante ne nekkoon nañu Ndar suñu maam El Hadji Malick Sy liggéey bu rëy bi nga xamante ni def na ko Ndar ak relation yi nga xamante ni kóllëre amoon na ko ak suñu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ñuy ñaar ñoo xamante ne daal nañu demante di seetante donc loolu aussi buñ ko mënoon dañuy ñëw ci suñu mag ñu baax ñooñu waaye Ndar aussi suñ ko mënoon dañuy ñëw ci dundu maam Cheikh Sadibou Abi bi nga xamante ni doomu Cheikh Mohamed El Fadel nga xam ni fii nga xamante ne mooy université bu Saint-Louis foofu la daan def ay tàntam dégg ngeen xisa bu rëy bi nga xamante ne wax nañ ko bi gouverneur yi yaakaare ni foofu daf koy tànqal ndax turu yàlla yu rëy yi nga xamante ni moom lañ doon tudd moo tax ma ni Gaston Berger baax na lool waaye université Saint-Louis université Cheikh Sadibou la waroon tudd ndax foofu la doon def ay tàntam am na xisa yu bari yoo xamante ne confrontation yi amoon ci digganteem ak gouverneur bi suñ ko mënoon dañuy ñëw ci mag ñu baax ñi nga xamante ne ñoo marqué Saint-Louis Ndar donc dëkk bi nga xamante ne bu njëkk Dar es Salaam la tudd waaye nag suñ ko mënoon itam dañuy ñëw ci dund ki nga xamante ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina moom mi nga xamante ni dafa marqué Ndar définitivement ndax maam Cheikh ba ko sëñ bi yóbbu fi nga xamante ne moom mooy Ndar waxoon naa leen ko ci épisode ba la ñu weesoon ci chronique bi li nga xamante ni mooy ginnaaw bu mu bindee Jasbul Murid ak nekk bu rafet bi nga xamante ni maam Cheikh nekkoon na ko fii nga xamante ni moom mooy Ndar moo tax ñu bëgg a yegg si waat ci li nga xamante ni mooy dund maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñuy wax maam Cheikh Fall nag dañuy wax Baye Fall di wax yoonu Murid di wax Babul Murid le terme Baye Fall bi nga xamante ni nag moom la maam Cheikh Ibrahima Fall juddu il faut que ñu placer ko ci
contexte bi ci jamono ji nga xamante ne lan moo amoon parce que société sénégalaise bu njëkk boobu seetaan nañu xool ni bu njëkk li fa amoon mooy Baye Sikkim ak li nga xamante ne mooy Baye Alkaati Baye Sikkim mooy sëriñ bi nga xamante ne day jaamu yàlla waaye aussi day ànd ak buur yi di noot li nga xamante ni moom mooy askan wi di ab sénégalais waaye aussi Baye Alkaati mu doon symboliser tubaab bi nga xamante ni da daan utiliser doole di noot li nga xamante ni mooy askan bi suñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw indi li nga xamante ni mooy Baye Fall Baye Fall li nga xamante ni rupture la maanaam day tàggale société bi ak loolu nga xamante ni mooy domination lépp nag def ko ci jaamu yàlla ak liggéey Baye Fall boobu boo xoolee sax sunu mag ñu baax ñëpp ñu bari loolu dafa bokk ci li nga xamante ni moo doon son doxaleen Baye Laay nga xamante ni moom itam bi mu ñëwee dafa indi rupture ci li nga xamante ni mooy société lébu bi nga xamante ni marqué par ay xambak ak yu bari yoo xamante ni dañ ko doon def suñu maam ki nga xamante ni Baye Abdoulaye Baye Niass bu la neexee nga li Baye Niass di cheikh al islam bi nga xamante ni doomu suñu maam Abdoulaye Niass bi nga xamante ni sëñ Mouhamed Niass moo ko indi donc le terme Baye dafa doonoon loo xamante ni rupture la woon ci société sénégalaise loolu moo continué ba gis ngeen Baye Lahat ak reconversion yére yu bees yi nga xamante ni indi na beneen philosophie ci li nga xamante ni mooy yoonu murit indi orthodoxe bi maanaam yoonu murit na mu meloon ci yére yi ak ci lépp culturellement ñuy attaché wu donc le terme Baye dafa doonoon loo xamante ni dafa indi woon rupture par rapport ak li nga xamante ni moo amoon ci société sénégalaise maam Cheikh Ibrahima Fall moomu nag nga xamante ni aussi dafa màkke ndal dinañu ñëw ci dundam xam ngeen ni maam Cheikh Ibrahima Fall xalaatkat bu rëy la woon ginnaaw bi nga xamante ni bu doonee nitu yàlla daan xalaat lu bari loo xamante ni bu ko waxee rek mën nañ ci jàngat lépp li nga xamante ni mooy suñu àddina maam dinañ leen ci indil benn boo xamante ni ki nga xamante ni suñu maam kii maam Cheikh Ibra daan na wax ni par exemple nit ñi nañu am jukkoy tan nañu doon jukkoy tan maam Cheikh ni lu tax ñu war a am jukkoy tan mu ni tan mooy rab wi nga xamante ne bu gisee rab woo xamante ne dafa war a faatu dafay yéeg ci kaw garab ga di ko xaar loolu mooy muñ day muñ ba sunu borom dogal li nga xamante ne moom la def ci moom du ñëw rek song ko di ko faagaagal déedéet day xaar ba nga xamante ne sunu borom faat na ko mun nag loolu nga xamante ni moom la tubaab di wax patience mooy tan daf ko am dafa am li nga xamante ni mooy muñ lu mu xiif dina xaar donc mu ni ak lu mu xiif bu muñee ba nga xamante ne su borom jël na dogal ba mu ñëw ba laal rab yi ba nga xamante ne rab yi wàcc na liggéey day dem woowi ay mbokkam loolu mooy nit ki na am li nga xamante ni mooy esprit de solidarité na bokk na delluwaat ci njabootam bu fekkee am na teraanga day dem woowi ay mbokkam mu ni bu mbokk yi ñëwee tan yi ñëwee ba mu indi leen ba ñu tiim ki nga xamante ne moo faatu du ñu commencé lekk dañuy jël ki nga xamante ne mooy seen kilifa mooy li nga xamante ne mooy buuru tan yi bu buuru tan yi xewloo ba pare njaboot gi yëpp xew lu ñu àndaat dem maam Cheikh ni tan donc am na li nga xamante ne mooy muñ am na li nga xamante ne mooy solidarité am na li nga xamante ne aussi mooy kilifa te nit ko groupe boo xamante ne amuñu kilifa du ñu dem donc maam Cheikh loolu moo tax mu doon naan nit ñi nañu am li nga xamante ne mooy jukkoy tan ni tan day rab woo xamante ne mu gore la donc loolu yëpp di maam Cheikh day wane ni dafa doon koo xamante ne ku amoon li nga xamante ne mooy xam-xam la ci li nga xamante ne wàllu société bu ñu doon wax tey dañ naan sociologie waaye aussi maam Cheikh aussi boo demee li nga xamante ni visité tubaab yi li ñu bindoon maanaam archive coloniale nga dem ci le décret du 24 juillet 1906 bi nga xamante ni moo organisé lépp loo xamante ne wàllu suuf la ak lépp li nga xamante ne wàllu am la ñi nga fay wax ni ci archive coloniale yi maam Cheikh ci jamono jooju amoon na ñetti terrain yu rëy yoo xamante ne ñi ngi woon fi nga xamante ne mooy dëkk bi Ndande dans la région de Louga waaye aussi boo ñëwee ba Mbàkke ba wala am na fa 5200 hectares yoo xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko moomoon ni aussi maam Cheikh Ibrahima Fall boo demee Ndar am na fa lu mat fukki kër ak ñaar ak li nga xamante ni ay cantine la ci marché yi donc di leen wax ni maam Cheikh liggéey moo doon ci selaay maam Cheikh Ibrahima Fall daawul yalwaan ñu ni boo xamante ne ñëw nga aussi Diourbel ba Thiès lépp maam Cheikh Ibrahima Fall dafa amoon ay kër nga ni boo ñëwee Dakar nag en 1905 am na fa benn immeuble boo xamante ni 400 mètres carrés la mi ngi woon fi nga xamante ni mooy plateau tubaab yi ni booba maam Cheikh mi ngi ko jëndee 7325 francs ci jamono jooju ñu ni aussi biir Dakar rek ci li nga xamante ni moo couvrir plateau jàpp hôpital principal jàpp palais de la République jàpp primature yëpp maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko moomoon loolu doonoon 4 kilomètres yoo xamante ne maam Cheikh moo ko moomoon palais bi Macky Sall di yeewoo maam Cheikh moo ko moomoon ba hôpital principal yooyu yëpp tubaab yi dañ ko exproprier jëlaat ko ci moom waaye xam ngeen ni aussi Serigne Touba bi mu jógee ci exil bi aussi maam Cheikh Ibrahima Fall ñetti fan yi Serigne Touba def Ndakaar yëpp en 1902 mi ngi ko def ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xamante ne moo nekkoon Dakar donc maam Cheikh Ibrahima Fall
li mu daan wax di ko dawal mooy li nga xamante ne moom mooy philosophie am bàyyi leen ba yàlla fay li nga xamante ne mooy wax te du fay jëf. donc jëf mooy liggéeyal yàlla mooy li nga xamante ne moo am solo. wax bi amul njariñ su fekkee ne wax bi àndul ak li nga xamante ne moom mooy jëfal suñu borom. donc loolu moo doon philosophie maam Cheikh mi nga xamante ne nee naa leen dafa marqué li nga xamante ne moom mooy Ndar. di leen wax ni aussi maam Cheikh dafa am ay similitudes yoo xamante ne mook Serigne Touba dafa ko am. Serigne Touba mi ngi juddu 1853 jóge fi en 1927 maam Cheikh mi ngi juddu 1856 jóge fi 1930 ñoom ñaar ñoo bokk ci Zahir ay at yoo xamante ne dund nañ ko. maam Cheikh Ibrahima Fall juróomi doomam ñoo doon ay ñi nga xamante ne ñooy xalifaam. ki nga xamante ne Serigne Touba aussi juróomi doomam ñooy li nga xamante ne ñoom ñooy ay xalifaam. ba actuellement ñetti sëti maam Cheikh Ibrahima ñetteelu sëtu maam Cheikh Fall moo doon xalifaam. ñetteelu sëtu Serigne Touba moo doon li nga xamante ne moom mooy xalifa ki nga xamante ne mooy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. donc maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Touba dañoo doon loo xamante ne rek dama naan c'est le jour et la nuit ñu boole ko muy àddina. donc di leen sant di leen gërëm lii moo doon tey sunu chronique tey. incha allah dimanche bi di ñëw nag dinañu dugg fi nga xamante ni moom mooy Ndakaaru muy sëriñ bi li nga xamante ni séjourné na ko Ndakaar ba bala ñoo dugg ci séjour Ndakaar incha allah dinañ leen defal benn rapport historique gu Ndakaar ak ni nga xamante ni ñi sant Diop ci la ñuy